Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers internautes. On est samedi aujourd'hui, comme tous les samedis ñu am mbégte ak contentement di ànd ak yéen ci seen émission li ci dëkk bi tey nag ñu indi leen beneen numéro ci émission li ci dëkk bi ñu fas yéene dalal soxna Khary Ndour ñu fas yéene waxtaane ak moom les femmes dans le monde politique, passion ou parité. laata loolu nag dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dalal ko ci suñu plateau soxna Khary ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar. Wa auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wala hawla wala quwwata illa billah. Ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci yonent bu sang-sang yi sant samay waa ñaari waajur di sant sama borom kër mi nga xam ne lépp lu am te yàlla ginnaaw yàlla moom la di ko ñaanal yàlla suuf oyof ci kawam mu di leen nuyu waa Safin TV seen déplacement ak seen li ngeen def vraiment ma kontaan ci loolu di nuyu ñëpp macha allah. incha allah tata Khary ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la dalal jàmm ci plateau bi di remercier bu baax aussi ci li nga accepté suñu invitation. soxna Khary ñu gis ni ngay jigéen di yëngatu ci wàllu politique ñu bëggoon xam lan moo la ci dugal. waaw maa fi boo ma laajee loolu dinaa ci sawar bu baax macha allah parce que politique dafa nekk li ma bëgg mu ne kon li ma bëgg sama xol ma yàgg koo dund. mën naa la ne bi ma amee 20 ans laa commencé politique mu nekk lu ma neex tamit vraiment wax dëgg yàlla ma dugg ci ba tey nag maa ngi toog kenn mënul dara ginnaaw yàlla ak yonent bi waa Kiñaabur surtout sama waa quartier Sangi ñu jàppale ma saa yi ma jóge ñu jóg saa yi ma ne leen acc ñu ne acc kon donc vraiment loolu daal moo ma dugal ci politique ak doon jigéen du tax ba nga ne man jigéen laa duma jëm yenn yi ma ne bu ma toogee ba xool ma ne pourquoi pas ñi seetaane jigéen ñi pourquoi pas ñun jógul jotul rek ñun jóg ñun ñu dugg ci langue politique yi waaw si loolu lañ jógee dugg ci langue politique bi vraiment ma commencé ko ci Ablaye Wade ba tey maa ngi AFP. soxna Khary nga nekk conseillère ci mairie bu Sindia depuis kañ. maas mandat bi mën naa la ne ñu nag dañuy am suñu benn premier mandat bi mooy suñu premieru mandat waaw bi ñu commune rurale bi mu demee commune ñëw si la ñu toogee comme conseillère. est-ce que bi nga nekkee ci politique bi ba léegi ba ni nga faloo doon conseillère yaa ngi ciy gis sa bopp. waaw du ma ne gisuma ci sama bopp wax dëgg yàlla vraiment mën naa ne ginnaaw yàlla lu mu am tey politique moo ma ko may parce que nekk naa femme de développement en même temps damay liggéey si wàllu groupement di yëngatu ci groupement yi terewul nag ma nekk si politique bi nag du ma ne aw ma si dara parce que dañu ne bu peccum liir neexee ndey jaatee ci mbëgg kon donc mën naa ne du mën a wax ne ñàkkuma ci dara tamit aw ma ci dara tamit mais ñàkkuma ci dara. d'accord ñàkkoo ci dara waaye tamit amuma ci dara kon nag yaa ngi ciy suturlu bu baax. dégg nga kon yaa ngi ciy suturlu bu baax sant yàlla mooy li ma la wax rek. maa ngi si politique bi tamit maa ngi si leneen. parce que mooy li ma la wax sànq femme de développement maa ngi si yëngatu yore samay groupement di ci liggéey macha allah mu bëri mbooloo trop dëgg yàlla. parce que boo gisee yooyu yëpp ma sóobu ci mooy que ne jigéen dafa war a jóg takk ndiggam mu dugg ci làng gi muy groupement yi muy politique bi. dëgg yàlla vraiment man loolu daal moo ma ñor ba tax ma dugg si langue boobu noonu. ndax mën nañ xam groupement yooyu yan genre groupement la ak ci lan lay yëngu. groupement bi waa xam nga groupement yi bëri nañu ay façon sax mais suñu bos lépp la ak fay. par exemple man balaa may dugg si banque bi tey groupement bi njëkkoon naa dugg si beneen banque parce que dama doon gis jigéen ñi tout le temps ñuy dem di ñëw. ñun ñu nekkoon xale nekk doon yoroon njaboot ku ndaw mënuñu woon a def yenn yi te ñun nag mënuñ ci woon bokk ñii bokk ci ñii duñ ci bokk xam nga la amoon bu njëkk rek ak li am tey bokkul si laa jóge sol samay daal ma ne pourquoi pas noonu jigéen ñi def est-ce que man duma def loolu si laa demee sama première groupement ma formé ay jigéen par 5 personnes groupe de 5 ñu dem def benn groupe dem Pamecas ñu lebal ñu xaalis ñu commencé di liggéey di fay ba yàlla def banque bi may wax ni benn groupement la banque la bi ñuy wax Coro microfinance Thiès la nekk bu ñëwee daf ñuy lebal kenn ku nekk bu téye sa xaalis ay xam looy jaay ñii dem jaay mango ñii dem jaay leneen ñenn ñi sax mën naa la ne tabax nañ si kër
ñenn ñi mën naa la wax ne jënd nañ si armoire ñenn ñi dem nañ jënd nañ sax ay lal. kon donc groupement bu nekk na groupement xam ne wax dëgg yàlla macha allah ñu ngi si liggéey bu baax. groupement yooyu ndax ba nga ciy sóobu dafa fekk nga dugg ci politique bi ba pare fekk na yaa ngi nekk conseillère wala fekk na dugg conseillère. déedéet bi may nekk si groupement yi fekk nekkuma conseillère mais fekk maa ngi si politique bi. fekk maa ngi si politique bi mais demul nii daal ni mu mel nii tey mel woon noonu parce que dafa fekkoon may li ma la wax sànq rek ñu nekkoon njaboot yoroon ay tout tànk yenn yi doo ko mën. waaw ñu doon def di fay di liggéey di fay. ba li yàlla defee doom yi macha allah ñu toog doom yi xaw a màgg ñu ne kon dox jot na lañ doon bëgg mu doon suñu mébét muy politique bi nañ ci sóobu à 100% si lañ duggee vraiment ba li am tey yàlla def ko. d'accord soxna Khary ñu gis ni politique bi léegi jigéen ñi ci sóobu bari nañ torop moo tax ñu bëggoon xam rek ndax dafa fekk ni li ñuy wax ni fu góor nekk jigéen war naa mën a taxaw ci wetam loolu moo tax ngeen sóoboondoo noonu ci politique bi wala dafa fekk ni lu yàgg nekk ci yéen la ba ngeen am chance tey jii ngeen accomplir seen su gis nga mooy leen ba ma laaj si loolu tamit naa si sawar trop macha allah parce que bi ñuy dugg si politique boobu parité amagul. politique mooy li ma la wax dafa nekkoon suñu bëgg-bëgg mu nekkoon li ñu bëgg suñu xol ñu ne pourquoi pas ñun jigéen ñi waruñu jóg ñu dugg ci langue politique bi parce que boo xooloon suñu côté bi dafa néewoon jigéen bu dugg si politique daf cee néewoon trop. si la ñu duggee mais fekk parité amagul woon bi àddina di dem Ablaye Wade toog bi Ablaye Wade toogee fekk ñu ngi si biir si la ñu doog a waxtaan ñu ne dañ koy waxtaane ñu sëñ ko à l'Assemblée nationale ñu ne jigéen ñi parité benn góor benn jigéen si la parité am bi parité amee tamit jigéen ñi gën a sawar xëy na tamit di nga bëgg a dugg si dara mais boo ko xamul carrément doo si mën a dugg parce que danga naan man jigéen laa est-ce que man am naa sañ-sañ dugg si politique bi foog nga am xel wala nga am ku lay ñaax dëgg nga am fekk sañ-sañ dem loolu nag moo téyewoon jigéen ñi waaye bi Ablaye Wade ñëwee taxawal loolu mu ne parité la jigéen yu bëri jóg ñu ne kon jigéen ñi jox nañ leen seen cër jox nañ leen seen gëdd kon jot nañu jóg boo gisee tey jigéen ñi macha allah ñu ngi si langue politique bi tubaarkàlla foo gis benn góor gis fa benn jigéen. dem na ba suñu commune bi sax parité boobu moo fi ne 46 conseillers 23 yi jigéen lañ 23 yi góor lañ kon donc parité boobu ñu ngi si bu baax mais nag boo gisee jigéen ñu bëri mooy li ma la wax sànq rek jóg pour dugg ci langue politique bi parité boobu gën a tax. mais balaa parité avant parité fekk ñun ñu ngi ci politique bi ak ñeneen jigéen ñi nga xam ne ñu ngi woon ci politique bi. kon mën nañ ne ñaar yëpp moo leen dugg ci politique bi muy parité bi ak bëgg-bëgg bu yàgg nekk ci yéen. waaw man sama bés moom dëgg yàlla man sama bopp laay wax mais man parité dafa fekk ma nekk ci politique bi. sama bëgg-bëgg la woon. sama bëgg-bëgg lu mu jaraloon ma lu ne. parce que daan naa ñëw sax xam nga politique boo fa nekkee tout le temps mën nañ laa force dina laa bett ci benn affaire. daan naa ñëw ba sumba fóot ñu ne ma am nañu réunion tey wala am nañu meeting tey damay dëpp samay paan ma daw ndax sa li ma dafa fekkoon mu bokk sama bëgg-bëgg kon donc balaa parité fekk ñu nekk ci langue politique bi. politique boobu lan moo tax nga bëgg ko ba mu yàgg nekk ci yow ba tey nga am ci ndombal tànk. waaw politique boobu noonu boo gisee ma wax loolu moo gisee bi ma sànq mooy loolu rek dafa nekk sama bëgg ba pare man dama gëm toujours ne man lépp lu jigéen di def. man mën naa ko war naa ko mën lépp loo xam ne rek jigéen war na ko mën na cee taxaw def ko xalaat naa ne man sama bopp war naa cee taxaw ak lépp lu mënti doon nag ngëm-ngëm boobu moom ma dugal ci politique. mais li la motiver au fait li la motiver ba tax nga jug am na yeneen activités yu fi nekk mais dangaa ñëw rek soobu ci politique bi nga ne politique nga bëgg te bëgg nga ci tekki bëgg nga ci am dara am ñoo ci jàppale ba tax nga dugg ci. waaw xam nga tamit booy soobu ci dara doo ci dem yow intérêt personnel man sama bëgg-bëgg rek duggul ma ci politique man dama dugg pour sama askan dama ci dugg pour sama dëkk parce que damay wax ne toujours kenn mënul dara te politique bu dee sa carte rek mooy dem sa carte mënulaa fal kon donc askan bi pour ñu di leen doxal seen bëgg-bëgg parce que ñëpp mënuñoo jógandoo ñëpp mënuñoo demandoo kon donc foog am ku jóg taxaw takk ndigam ñu jàppale ko mu dem. loolu moo ma gën a sóob ci politique sama dëkk mu mel ne yeneen dëkk yi parce que bi ma nekkee PDS dañ ma daan wax ne ana avocatu Ablaye Wade parce que bu ñu daan wax toujours dama leen doon wax ne dama bëgg ngeen di tudd ki ñaabur
boo leen di tudd yenn dëkk yi ngeen tëb dem ba pëpp ngeen ak géeraw yooyu noonu dee leen di dugg dee leen di tudd Kiñaabur kon donc loolu bokk na si li ma ñoroon pour Kiñaabur fës comme dëkk yëpp comme Kiñaabur ñu koy tudd comme ni ñuy tuddee dëkk yëpp loolu gënoon na maa pose dugal si politique pour sama dëkk ak sama askan ñu mën leen di dégg saa su ne ak fu ne tamit dem nañu bu dañ ma daan wax ne ana borom Kiñaabur suñu amee réunion ana borom Kiñaabur tudd nañu Kiñaabur xanaa sa xol sedd na ma ne leen waaw sama xol sedd na dee leen tudd Kiñaabur saa su ne dëgg yàlla nekkul sama bëgg-bëgg si kese mais dama bëgg sama askan sama dëkk xëy ne mënuma dara mais tamit loo gis rek ci tàmbali lay commencé te kenn mënu dara comme ni mu la ko waxee sànq boo jógee say mbokk jóg say am di jàmm say xarit say dëkkandoo ñun ñëpp jàppale la loolu tamit moo ma gën a yokk fit moo gën a tax ma soobu sama ci politique bi tamit. D'accord. Khady Ndour politique bi métier la wala. politique bi mën naa la ne du métier parce que li tax ma ne la du métier ay temps la rek ay temps la temps campagne day ñëw ngeen nekk ci campagne jeexee kenn ku nekk dem sa liggéey. yàqalu la dara vraiment man wax dëgg yàlla yàqalu ma dara parce que dama yor sama njaay di jaay. su politique ñëwee nag campagne jotee ma sol sama yére politique sama yére campagne ma dem campagne. bu jeexee nag teg naa samay bagage dugg ak si ma li nga xam ne moom laay liggéey di dem liggéey di daan samay dool di indi samay njaboot. kon politique bi mën nañu wax ne c'est une chose temporaire. waaw kay c'est une chose temporaire boo xam ne kenn ku nekk daal mën nga ci suubu mën laa yàqal lu bari. tout à fait mën laa yàqal lu bari. Tata Khady ndax jàng nga. waaw jàng naa tuuti rek. jàng nga tuuti. waaw jàng naa tuuti. boo gisee ma laaj la question boobu c'est parce que dama bëggoon xam. ndax politique bi jàng bi. ci la wala jàng bi doonu ci dara loolu moo tax ma laaj la ba xam jàng nga ndax boo demee tey politique ba doon conseiller yaakaar naa ne su fekkee ne jàng bi bokk na ci donc forcément tu vas faire les bons. li nga wax dëgg la sax vraiment parce que damay wax toujours ne balaa mi dugg damay wax toujours ne damay xale yi saa yi ma toogee xale yi classe yi dama leen di wax ne. dama ñu bëgg ngeen dugg ci langue politique gi. parce que ñun bu ñu ñëwee ci politique bi pour yaatal leen rek pour ngeen am fit mën a dem politique mën ngaa jàng nga jàll mën ngaa bañ a jàng na sa xel neex na sa làmmiñ set na nga am fit. mais tamit am na foo xam ne jàng am na ca solo trop. mais boo gisee suñu politique ñu soobu woon ci te xale yi nekk ginnaaw xam nga ñun suñu séeréer mën naa la wax ne dañu xawoon a ragal politique daal. parce que da nga daan gis nit nga ne dama bëgg politique say mbokk ñoo la ne toogal bul dem politique baaxul taxoon na jamono jooju ba ñu bëri dañoo ragaloon politique. comme tey nag xale yi diine ji gën naa dugg xale yi loolu yëngatul leen ñoom kon jot na ñoom ci seen bopp ñoom ñu jàng ñi nga xam ne jàng nañu ñu dugg ci langue politique bi mais jàng bi am na ci solo nag. am na ci solo trop wax dëgg yàlla man sama jàng demul noonu mais lu ma bëgg a wax ci français mën naa ko wax li ma bëgg a bind mën naa ko bind lu ma bëgg a lire mën naa ko lire côté boobu maa ngi ciy sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla parce que dama koy wax ñoom xale yi sam ñoom ram ak ñoom jat dama leen ne yàggu leen bàyyi école mais yàlla xam na ne su ma joxee exercice jox leen man maa leen di gën a loolu dama leen ciy tooñ toujours kon donc vraiment ab jàng am na ci solo mais boo jàngul tamit yàqu si dara. Vous êtes dans votre émission li ci dëkk bi ñu dalal tey ci suñu plateau Khady Ndour plus connu sous le nom de Khady Ndour ñu fas yéene ñuy waxtaan ak moom ci thème bi ñu tuddee les femmes dans le monde politique passion ou parité ndax gis nañ ne jamonoy tey jii ni jigéen yu soobu ci wàllu politique bi bari nañ lool te kenn xamul ndax bëgg-bëgg moo leen ci duggal wala dafa nekk ni seen propre intérêt wala lu ñuy wax que ni fu góor taxaw jigéen war na faa mën a taxaw loolu moo tax ñu dugg ci politique bi looloo waral tey suñu thème boobu ñuy waxtaanee ak Khady Ndour. Khady Ndour sànq ci say wax maa ngi dégg nga naan politique làmmiñ bu neex ci la. mën a expliquer foofu ci làmmiñ bu neex. waaw boo gisee ma ne la làmmiñ bu neex ci la. xam nga politique bëggul ko tuy trop. politique bëggul ko noppi trop foog nga jëflaf di nga mën a wax di nga dóor ci taabal ji di nga xuloo. loolu ci politique la bokk. parce que balaa ñu lay ràññee dëgg fokk am nooy def ak ñoom mais su fekkee ne da ngay toog croiser les bras bu ñuy wax nga toog bu tàcc jotee nga tàccu bu ñu paree nga toogaat loolu jëmul politique di nga politique ba sonn mais doo ci jëlee dara làmmiñ bi ne boo gisee ma wax la loolu ci côté boobu la di nga mën a wax di nga mënoo xuloo léeg-léeg parce que léeg-léeg ñu indi la loo xam ne ci sa dëkk wala ñu indi loo xam ne du la neex
boo nekkee ku mënut wax wala boo nekkee ku amul fi doo dem mais su fekkee ne yàlla def na am nga xel mën nga wax bu baax di nga dóor ci taabal ji nga ne loolu ànduma ci loolu ànduma ci xam nga loolu tamit ko am fi rek moo koy def parce que mbooloo bi dina bëriwaay boo xam ne boo ragalee doo dem moo tax ma ne la affaire yi politique moom foog nga salaamay neex foog nga am fit foog nga am xel tamit jët yooyu moom mënoo koo ñàkk te nga politique foog nga am nit yooyu noonu Khady Ndour, on a l'habitude de dire que ni place jigéen ci kër gi la te yow soxna nga yaay booy nga yaa ngi am say doom nga war leen yar tette leen yiir leen veiller ci seen bonne éducation mais yow yaa ngi nekk ci wàllu politique bi loo ñu mën a wax foofu maa fii mooy que ne politique mën nga ko di def en même temps nga gérer sa kër parce que nekkul loo xam ne chaque jour la nekkul loo xam ne tout le temps yaa ngi koy def mooy li ma la wax sànq ay jamono la rek ay jamono la campagne buñ jotee di nga ñàkk jot mais du doon toujours guddi gi di nga ñëw wala di nga am bés boo xam ne doo dem wala guddi gi bu ñëwee man sama bopp sama xalaat man ni may defee man fekk sama borom kër ngi fi mu yërëmal ma torop jàppale woon ma torop si côté boobu doon da sax xale yi dëgg la sax moom politicien la woon mën naa wax ne moom moo ma duggal sax si politique waaye wax dëgg yàlla mu amoon ñëwanteel si man trop amoon yërmande si man trop macha allah daf ma doon wax ne demal xale yi amul problème naa gérer xale yi wax dëgg yàlla saa yu demulee man ma dem xale yi su ma ñëwee dinaa leen fekk ci condition yu baax macha allah wax dëgg yàlla ba fi ma nekk nag tey xale yi màgg nañu mais terewul saa yi ma demee ba ñëw dama leen di rassembler woo leen ma ne leen tey di dew ma woon nanga ma noo leen def ci kër gi tey wala lu fi xew wala balaa may dem dinaa leen woo ma ne leen campagne commencé na comme période ñuy toogee nii campagne commencé na de te pour campagne commencé politique sama choix la maa ko bëgg sama bopp kon donc di si gérer leen kër gi nekkatu leen ay xale ay magum jëmm ngeen toog leen ngeen gérer kër gi kon donc wax dëgg yàlla vraiment politique mën nga ko di def te rool nga gérer sa kër su fekkee am nga mat ba ak xel bi loolu yàqu si dara. d'accord kon sa politique terewul yaa ngi veillé ci sa bonne éducation njaboot. d'accord c'est bien. Khady Ndour ñu gis ne jigéen sax laay wax jigéen ñi dañoo gaaw a jayaxu bu ñu amee ab astuce rek astuut dañuy beew te yow yaa ngi ci politique bi yaa ngi ciy yëg sa bopp ndax loolu nekkul ci yow. déedéet gis nga dama koy wax toujours même su ma gisee nit ku xaw a mel noonu sax dama lay mere damay wax ne toujours am dërëm tey wala am ñaari dërëm tey bu mu tax ba nga fàtte sa dërëmu démb wala am loo am tey bu mu tax ba nga fàtte sa nitu démb man Khady Ndour man ni ma mel démb moom laa mel tey dara changé wul ci man te boo laajoon samay dëkkandoo loolu lañ leen def dara changé wul ci man ni ma meloon ba léegi noonu laa mel vraiment ni ma meloon ba léegi noonu laa mel dara changé wul ci man dëgg yàlla loolu mooy yoon de boo ko defee nga ñàkk koo def tamit yaakaar naa ne mooy li la war ndax say nitu tey waruñu laa gënal say nitu démb Khady Ndour nga nekk jigéen nekk ci mairie bi di liggéey ak ñoom nekk conseillère te sa moroomi jigéen yi nekk ci dëkk bi ñoo ngi soxla xëy amuñu ko ñoo ngi bëgg xëy di liggéey wala di am lu ñu jàppalee seen njaboot gi te ñoom amuñu ko ndax ñooñu yaa ngi leen di taxaw yow nga xam ne représentante nga pour ñoom ci mairie bi waaw dëgg la sax waa fii gis nga man loolu toujours mooy sama yéene dama leen di wax ne toujours ne dañu am suñu benn gël boo xam ne yàlla na ko yàlla yërëm ndeysaan génn na àdduna du doon wax ne bu am tollu woon ne ñàkk kon kenn du ñàkk man su ma toog ak ñoom ndeysaan loolu laa leen di wax di toujours ma ne leen man Khady Ndour am naa yéene boo xam ne su am tollu woon ne ñàkk kenn du ñàkk fi ma dëkk kenn du fi ñàkk ba loolu moom laa yóbbaale ba ca mairie ba ma toogee saa yi ma toogee Thierno Diagne démb rek yàlla xam ne maa ngi doon déggante ak moom ma ne ko maire dañuy wax ne jigéen ñooy fal président de la république jigéen mooy fal maire ak yooyu noonu ak jeunesse bi dama bëgg suñu jigéen nga bàyyi leen xel waxoon naa la ko ci début ba maa la koy waxaat ba bu yàlla defee li am ni ñi ñaan yàlla def ko nag ñu bàyyi xel bu baax jigéen surtout jigéen yi man nag yéene naa mais am bi moo demewul noonu mais asut ba ma am maa ngi ciy def samay asut damay am asut yéene naa ko ñëpp même su fekkee bariwul tamit yéene naa ko ñëpp
d'accord ndax depuis ba nga nekkee conseillère ba léegi ndax jigéen ñi tamit ñoo ngi yëg seen bopp ci sa présence foofu ci mairie bi. xam nga mooy li ma la wax rek xam nga mën naa la ne su ma la nee yëgu nañ ñi seen bopp te yëguñu ko tamit man ci télé laa toog bu boobaa dina doon fen dina doon fen ci man. mais loo gis rek dañ la war a dooleel buñ la dooleelee nga mën a doole sa askan nga mën a dooleel sa askan dooleel bu amee rek bu amulee rek du mën a dooleel sa askan waaye lam cay am as tuut maa ngi koy bokk ak ni ma ko war a bokkal même su fekkee ne jotelul ñëpp maa ngi koy bokk ak ni ma war ko bokkal vraiment su ma sañoon nag ñëpp am mooy comme ni ma la ko waxee sànq su ma sañoon kenn du ñàkk. su ma sañoon ñëpp am mais nag comme dañuy tàmbali dafa metti dañuy doog am suñu premier mandat moo tax du yomb te bu ñu toogee ci mairie bi tamit dañ faa fekkul lu bari daal lu bari loolu balaa ngeen di toog benn nekk en jour foog yooyu yëpp ngeen réglé ko ngeen lijjante ko ngeen door a nekkaat boobu nag yàlla def na bu ñu yàlla mayaatee leneen ak seen mu jaarale ko ci seen loxo xëy na bu loolu amaatee dina weesu fii daal. waaw sama xalaat. politique métti na méttiwul neex na neexul ndax ñi nekk sa ginnaaw maanaam say mbokk nit yi la jege ñu ngi la ciy jàppale. waaw wax dëgg yàlla sant yàlla macha allah ñu ma siy jàppale bu baax ñu ma siy jàppale parce que jàppale mënut a weesu sa mbokk ne la moytu lii defal lii. sa mbokk jàppale mënut a weesu nga jóg ñu jóg. wax dëgg yàlla jàppale mënul weesu foofu moom ñu ma siy jàppale bu baax vraiment parce que nit day ñëw mu ne ma sama sañoon di nga defe ni def ni noonu moom ko waxee nag noonu laa koy defee. su ma jógee dañuy jóg su ma leen nee acc ñu ne acc kon loolu doy na jàppale ba pare ci seen xel yi ñu ma ciy dolli ci la ma am as néew parce que mënuma mooy li ma sànq mënuma xaw ma kon ginnaaw yàlla ak yonent bi vraiment samay mbokk jàpp nañ si ñu ngi may xamal di ma jàppale di ma dooleel macha allah bu dara dasee ke mën naa ne si man nii la dese mais seen wàll moom béy nañ ko ba mu jeex si man vraiment. D'accord. Khady Ndour, on a l'habitude, on a tendance même, je vais dire, de voir élection buy jub si ñu gis ni homme politique yeeg ak ñi nekk ak ñoom. voilà ñu bokkul parti dañuy faral di wàcc. di dugg ci askan wi. di waxtaan ak ñoom di jéem a xam seen problème. te du fekkee mis à part élection yi su fekkee élection amul ñoom loolu yëpp du leen ci fekk. léegoo léeg sax di nga leen soxla doo leen mën a jot lan moo waral loolu. xam nga man saa yi may wax dara dama koy njëkk sama bopp. man xëy na kenn nit ñeemuñu mais man su ma nekkoon fu ñu nekk wala bokk su ma amoon dañu am ku ma woo di ma jot parce que mënuma ne askan bi ma jàppale ba li ma am ko suñ ma wooy duma leen jot suñ ma wooy duñ ma jot vraiment loolu nekkul li gën xëy na nag xëy na yéen bu diisee nag day diis rek xalaat naa ne xëy na wàlla woowu la parce que par exemple su ma la waxee suñu maire exemple léeg-léeg dañuy wax ne dañ koy woo duñ koy jot ba démb rek bi ma woowee waxaat naa ko buñ la kiiwee nu mu tuddati bu yéen bi diisee day xaw a metti si sa bopp kon donc loolu dañ koy comprendre toujours ne boo nekkee si benn place doo mën a wuyundoo ñëpp mais comme ni nga ko waxee maanaam élection bu jotee ñuy soog a dugg ci nit ñi parce que campagne la te campagne foog nga dugg seen xel bu ñu jox la nga xam ne mooy seen doole. wala mooy seen xalaat. li ci des nag yow yaa ko war a mattali ci sa bopp. mais toujours damay wax ne nit yemuñu daal mais su ma sànni sama bopp sama xalaat man su saa yi la soxlaa mu am la bul toog rek bu nga soxla ko yow nga doog a jóg saa yoo soxlaa da nga ko war a jot te xalaat naa ne tamit loolu moo am. parce que dëgg yàlla ñi ma bokkal politique ci dëkk bi nii man yaakaar ne loolu amul ci ñoom. parce que xalaat naa ne ko ci soxla boo ko di nga ko jot. loolu moom xalaat naa ko man nag xaw ma fu wax ji fan na fiite carrément mais nag xalaat naa ne ñun ñi fi nekk nii koo ci woo di nga ko jot. ci say biir wax yaa ngi ne yéen bu diis amaana mooy tax buñ la wooyee duñ la jot ndax yaakaaroon ne yéen bu diis boobu ñi tax nga yenu ko buñ la jotul tamit bu ëllëgee di nga bëgg yéen boobu ñu tegaat la ko te doo ko mën a am. xam nga boo gisee ma ne la yéen bu diis mooy que ne yéen bu diis xam nga su ma doon tey par exemple tey ma jël sama téléphone sama waa kër yi rek laa la wax. kii woo ma coupé kii woo ma coupé bu yàgg dinaa teg téléphone bi côté boobu foofu laay waxee dinaa teg téléphone bi dina am ñi ma tan xam lu moo tax ma ne la am na yoo xam ne foog nit ñi comprendre ne boo jiitee day xaw a métti si yow wala day diis si yow dëgg la yéen bu diis boobu askan bi ñoo tax nga yenu yéen bu diis boobu mais tamit nañ la comprendre ne mënoo uyundoo ñëpp. mënoo uyundoo ñëpp
boo wuyoo ñi xëy ne dina fekk nga nekk ci dara réunion nekk ci leneen ba tax na boo paree du sa xel sax du dem ci sa téléphone wala nga xalaat ne dama war a rappeler ñi nga xam ne woowoon nañ ma. loolu buñ ko comprendre rek ànd bi dina neex. c'est vrai que mënoo wuyu ñëpp mais yaakaar naa ni nit ki bu la woowee benn yoon ñaari yoon te woowu la ci benn jour mu tegale ay fan di la woo wuyu woo ko moom tamit mën na cee gis boppam mën na ne dangaa am li nga bëggoon si moom nga jox ko ginnaaw te même su fekkee ne dalaa woo tamit jotu la boo ñëwee nga gis appel am man yaakaar naa ni même soo ko mënul woo nga rappeler le jour J boo amee temps war nga kaa mën a rappeler nga xamal ko ni lii ak lii moo taxoon nga bañ a fàtte ni ñoom ñoo la fal te ñoom ñoo tax nga toog fi nga toog. waaw sax dëgg la sax loolu moo war a mën a nekk ci yoon wax dëgg yàlla nit ki moom bu la falee da nga war a nekk ci seen buñ la falee da nga war a nekk ci seen bëgg-bëgg. mais mooy li ma wax rek xëy na nit ñëpp yemuñu kenn ku nekk ak ndagay liggéey parce que man mii mën nga maa woo doo ma jot soo ma jot man su ma paree ma war laa woo sama xel nekkat na si leneen. parce que dañ ne léeg-léeg xel day fat te xel bu fattee lu bëri mën na cee fay du ne damay défendre mais damay wax dama koy jëlee sama bopp toujours. parce que nit dina ma woo léeg-léeg mu ne ma Khady Ndour woo naa la 3 fois wala depuis boobu léegi maa ngi lay woo jotuma la mais day fekk ma nekk ci yoo xam ne su ma paree sama xel nekk du ci nekk wala su ma paree sonn naa ma teg sama téléphone mu war koo rappeler sama xel génn ci loolu yëpp yaakaar naa ne buñ ko boolee ci liggéey bi rek ànd bi dina neex buñ ko boolee ci liggéey bi ànd bi dina neex parce que vraiment suñu sañu ñoom ku ñu woo ñu wuyu ma de ku ma woo mu wuyu ma xëy na place nag kenn ku nekk sa niveau fu mu yem fa nga yem mais su ma toogoon ci yenn place yi tey xalaat naa ne loolu toujours ñu ngi ciy wax loolu noonu toujours ñu ngi ciy wax. ñu ngi ciy wax nañ fexe ba askan wi ñu nekk seen bëgg-bëgg askan wi nañ fexe saa ñu woowee nañu jot nañ fekk fexe ba saa ñu soxlaa nañu gis toujours loolu mooy suñu mbébét. man de sama genre yi moom xam naa ne su ma wootee benn yoon ñaari yoon ba muy ñett jotuma la bu boobaa dinaa ne tayef la te yaakaar naa ne tamit ñu am xalaat boobu bari nañ tamit wax dëgg yàlla parce que mënoo nekkal nit ki fii di ko jàppale ba li mu bëgg mu am ko mu wan la ginnaaw parce que boo xoolee ba si biir tamit loolu lay niru pourtant man jàppe mu ko wan sa ginnaaw sax jàppe mu ko loolu sax damay jàpp ne mooy li ma la wax rek léeg-léeg xel day fatt léeg-léeg xel day faay te yéen bu diisee mooy dama la sànq rek bu diisee da ngay dem ba sax yéen bi yàlla mooy yéen bi mais da ngay dem sax boo ci gëmul yàlla tuuti rek dina xaw a métti si yow dina xaw a métti si yow man looloo tax ma waxee côté boobu noonu mais yaakaar naa ne nit soxewul ni ñu koy waxee te soxewul soxal boobu nit wala ñaareel ñetti yoon nga war ko doo ko wuyu wala tamit xëy ne xel da ciy fay comme ni ma la ko waxee sànq man daal si fànn boobu laa ko mën a jàppee. Vous êtes toujours dans votre émission li ci dëkk bi ñu dalal tey Khady Ndour plus connue sous le nom de Khady Ndour di conseillère ci mairie bu Sindia bokk tamit ci AFP. ñuy waxtaan ak moom ci thème bu ñu tuddee les femmes dans le monde politique passion ou parité. Khady Ndour ñu gis ni ñoo ngi jëm ci ay élections. ba tax na jamono ji homme politique boo ci soxla di nga ko jot. koo ci mënti woo di nga ko jot boo déplacé woo dem këram tamit li nga bëgg ci moom di nga ko am. est-ce que mënuñu wax ne tamit seen intérêt moo waral lool. léegi damay wax toujours ne politique dafa neex na neexaay boo xam ne ku jot rek dugg nga ci làng gi loolu tamit ci la bokk. amoon na jamono kenn sañu woon samp sa ndënd. dëgg la dama koy jël misaal ci dëkk bii ma dëkk. amoon na jamono joo xam ne kenn ñëmu foon duggul parti opposant ñun ñoo ko fi njëkk duggal. réeru ñu mbir ne mën naa la ne suñu Kiñaabur yëpp benn parti la woon muy socialiste moo nekkoon ñun ñëpp bloc lañu doon nekk voté bloc ñu gañu ñibbi premier opposant bi ñu dugg ci biir Kiñaabur ñun ñi muy Ablaye Wade ñoo ko duggal Kiñaabur mu metti woon trop nag mu metti woon mais boo bëggee dara rek te nga sóobu ci rek la yàlla day ñëw mooy li ma la wax ne langue politique bi neex na léegi ba kenn ku jóg rek sóobu nga mais amoon ay jamono metti woon na dëgg la nit ñaa ngi ñëw langue bi yaatu na macha allah kenn ku nekk yaa ngi ciy gis sa bopp yaa ngi ñëw di dugg ci askan bi mais man damay wax toujours ne xëy na rek kenn ku nekk sa suwaala kenn ku nekk sa bëgg-bëgg la mais boo jotee nit ñi boo ñëwee si nit ñi boo leen jotee ci li nga xam ne mooy sa bëgg-bëgg yow tamit fexe ba ñu jot li nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg. langue bi politique bi yaatu na lool macha allah mais nag. yéen comme ni ko ma dikkee doon waxee rek
ñeneen ñi di animé ñeneen ñi dañuy animé rek parce que xam nañu du ñu dem. dëgg la waaw. jamono ji neex na ba tax na ku jug rek yaa ngi soobu ci politique bi. ndax ñëpp ñoo mën politique ñëpp ñoo war a politique. xam nga ñëpp mënuñoo bokk politique ñun ñëpp mënuñoo nekk si langue politique bi. ak nu mënti mel ñenn ñi dinañu aw fii ñenn ñi aw fii mooy li ma la wax sànq rek kenn ku nekk sa bëgg-bëgg rek ngay demee ñi nga xam ne gis nañ ba bëgg wala boog gis nañ seen askan war nañ cee taxaw ngir lii mën nañ cee sóobu mais xalaat naa ne du ñëpp a mën a politique parce que ba ñëpp a duggee ci géewu langue gi tamit am na fuy manqué am na fa nga xam ne dina manqué li nga xam ne mooy suñu li ñu war a def kon donc ñun ñëpp mënuñoo soobandoo ci politique bi. kon ndax mën nañ xam politique lan la laaj pour nga nekk ci. politique bëgg-bëgg la rek. ni ma ko gisee kese moo la ci mën a génne. bëgg-bëgg mën na la siy génne parce que maanaam su ma la nee bëgg-bëgg man xam nga man ba may dugg ci politique dugguma pour alal dugguma ci pour am-am. ba ma ciy dugg amul moo dara dama ci duggoon pour li ma bëgg ci sama xol rek ma bëgg ko tamit samay askan fu ñu taxawee ñu wax man ma taxaw waxal sama askan. mais su ma nee leneen mën na cee bokk sans sa bëgg-bëgg rek damay wax lu ma neex ñi dem ñuy dugg ngir dugg tamit ngir ne damay defal sama dëkk damay jàppale samay dëkk waaye booy man ñi ma gis ñu dugg ci politique yëpp gisuma leen ñu dugg ci ak alal dañ cee gis ñu dugg ak noonu pour bëgg-bëgg muy dama wax rek bëgg seen dëkk mu doon li ñu bëgg li ñu sopp ci seen xol. d'accord waaw bu leen ciy dugal maanaam nga bëgg defar sa dëkk. mooy tax yenn saa yi nga sóobu ci milieu politique bi. loolu noonu ndax yéen a ngi ciy gis seen bopp maanaam ndax bëgg-bëgg yooyu taxoon ngeen sóobu ci politique bi. ba jamono yi tey jii ndax yéen a ngi ciy jot. parce que boo gisee ma ne la sant yàlla parce que wax dëgg yàlla même su fekkee jotuñ ko à 100% it am na lañ cee jot as ñëw. te su fekkee ne tamit indiwuñu à 100% ci suñu dëkk yi population bi it ñu ngi ci indi as ñëw parce que boo duggee ci dëkk yi tey. ak sañuy papa bu ñuy dund ak ñeneen changement am na. kon donc mën nañoo wax ne politique bi amuñ si dalit mais ñàkkuñ si dara parce que am na loo xam ne tamit vraiment ku dugg ki ñaabur tey di nga xam ne changement am na li ci am ku dugg beneen dëkk tamit di nga xam ne am na li ci am changement am na ci kon mën nañoo wax ne du koy ministre ba du mécanicien ba kon mën nañ ne lépp ci politiciens yi lañ jóge kon donc politique moo ñu ko may. kon donc du ñu wax ne amuñ ci à 100% wax dëgg yàlla mais nag ñàkkuñ ci comme ni ma la ko waxee sànq à 100%. ñu gis ni politique bi yéen a ngi ci. te taxul seen doom yi gis ci seen bopp. jàng nañ ba sonn. lépp lu ñu war a def rek pour ñu mën a am xëy. ñoo ngi koy def suba ba ngoon guddi ak bëccëg yéen ngi dëkk ak ñoom ci seen biir kër yi. ñenn ñi tamit seeni doom lañ. gis ngeen loolu te ba léegi gisuñu ci coppite. yéen a ngi jege nguur gi. ba tey tamit dara changé wul. ay jamono le président de la république Macky Sall. mu andi woon fi coppite ci loolu maanaam mu tëraloon ay emploi yoo xam ne pour ndaw ñi la xëyum ndaw ñi. ba léegi nii ñun tamit gisuñu ci suñu bopp dañoo xamul nag ndax dafa yegseegul si ñun. wala dafa fekk ni ñun dañ cee bokkul. waaw gis nga boo ma laajee tamit loolu tamit am na fu ma la ci mën a tontu mi am na fa ma ca yem. parce que la nga xam ne Macky Sall daf koo wax mu wàcc ba ci suuf. xëy na am na feneen fu muy dal budul ci man mais kaata xale yu góor yi wala xale yu jigéen ñi vraiment man dama leen di wax ne nañ dugg ci langue politique gi nañ dugg ci langue politique gi mooy que ne politique tey boo ko gisee boo ci duggee mën naa la ne wax dëgg yàlla mën nga cee gis sa bopp ci lu bari te mën na laa yombal lu bari dëgg la ñàkk xëy bi tamit wax dëgg yàlla nekk na loo xam ne lu ñu metti la mais tamit dañ cee mënu lu bari parce que boo seetee la nga xam ne moo ñoo fi ay usines yi fi planté aussi biir dëkk bi fii nii léeg-léeg xale yi dañ leen di kii mais duñ ci sawar parce que liggéey bi léeg-léeg day metti te bu mettee tamit ñoom duñ ci sawar comme nañ ca sawaree loon ak yeneen ñàkkul ne saa yu dara amee si dëkk bi dañu du wax ak maire ñu wax ko jeunesse bi mais terewul ñoom xëy na lu bëri ñoom liggéey bi mooy li ma la wax pas comme usine karo yooyu noonu ñoom duñ ci sawar parce que dañuy wax ne liggéey bi dafa metti xëy na nag la Macky Sall diggee woon ba mu war koo def mën naa am xëy na mu ngi koy def comme ni nga ko waxee daa egsiwul waaye ne xëy na tamit am na fu mu tag xëy na lu yàgg dañ na ñëw moo tax maa ne xale yi dafa jot ñoom ñëpp nañ dugg ci langue politique gi même ni suñ ci mën a dugg ñëpp na am ñu ci dugg
surtout sama waa quartier fi ma toog nii di wax man dama leen koy wax toujours dama leen ni dugg leen ci politique bi parce que dañ ne politique jigéen la kat waaye yéen góor ñi tamit xale yi tamit si lañ dugg leen ci langue politique bi man damay dem réunion ma gis fa yeneen dëkk ay xale yu ndaw xale yu tuuti jigéen góor ma ne pourquoi pas xale yi ñun suñu dëkk mënuñoo jóg ñu dugg ci langue politique bi loolu yàlla xam na ne lu ma metti la damay dem réunion sama toog bu ma xale yi nee lan la ma ne dafa am li ma metti parce que damay dem ci yenn dëkk yi dem réunion benn place benn bërëb réunion xale yi laa fay gis ñu fay wax ñu fay jëf te vraiment man mu nekk loo xam ne daal gënalu ma su ma sañoon su ma waa dëkk fu ñu waxee jeunesse bi ñu ne xale yi ki ñaabur su ñu waxee politique ñu ne xale yi ki ñaabur toujours loolu laa leen di ñaax saa yi ma amee réunion loolu dama ko ci waxaal dama ko ciy sànni saa ñu toogee ak ñoom tamit loolu dama leen koy wax mais nag xam nga ti nit ki tamit bëgg-bëggam lay demee mën nga koo xelal ne ko defa leeg di fa li mais terewul la nga ko wax ak la muy bëgg du doon benn du dul benn dëgg yàlla waaye su ma sañoon moom ñëpp am liggéey su ma sañoon kenn dootul sonn ci lenn waaw. Khadidou en tant que femme nga nekk ci mairie bi mu bëggoon rek nga wax ñu ndax doo leen rencontré ay jafe-jafe ak ñi ngeen fa nekkal maanaam ñu bañ leen jox seen gëdd nu mu waree juste parce que yéen ay jigéen ngeen ndax loolu du fay di am. gis nga loolu sax mënta ñàkk parce que loolu tax boo gisee man la mënta ñàkk parce que jigéen yi dañuy wax ne góor ñi ma yàlla baal maa ngi jégal ci wax dañuy wax ne bu jigéen am na poste yoo xam ne duñ leen ko jox wala jigéen duñ leen jox seen cër ba mu mat mais ku ci mel ni man bañ maa jox sama cër mais dinaa ko laaj dinaa dóor ci taabal bi laaj sama cër dinaa toog ci taabal ji wax la ma war a wax mais terewul nag la ñuy def bu ñu paree ñun ñoo koy def mais man ci sama bopp mënta ñàkk léeg-léeg waxtaan am bu mu xaw a metti léeg-léeg réunion am ñu xaw a discuter mu metti trop parce que day fekk ñun carrément xëy na dañu bëgg amuñu ko wala la ñuy laaj joxuñu ko mais toujours ñu ngi toog dóor ci taabal bi di kaasal suñu bopp jigéen ñi ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom la ñu bàyyi ginnaaw. loolu moom moo xam te ñu ñàkk si. votre émission li ci dëkk bi tire à sa fin mais nag mënuñoo jeexal te waxuñu ci li nga xam ne moo xewoon jamono yi passé ci mairie bi. ñu bëggoon rek nga wax ñu ci tuuti su fekkee xam nga ci dara mooy li xewoon ci diggante ak monsieur le maire Thierno Diagne ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal parti ndax jamono yi passé gis nañ leen ñu wàcc ci terrain bi di kaas ndax li leen metti mooy Thierno Diagne dañ ko ne dañoo jékki gis ne Thierno Diagne falaat nañ ko à ce que mu doon candidat pour représenter leen ci élection yii di ñëw alors que loolu waxtaanuñ ci te lu ñu waroon waxtaane la ndax mën nañu cee wax tuuti. yàlla def na man duma socialiste AFP la loo ma laaj ci AFP moom mën naa la ko tegal bu mu jeex xëy na ay socialiste xëy na dañoo réunion seen bopp ñu war ko wax waxuñu ko wala moom mu woote mu wat leen wax waxu leen loolu moom wax dëgg yàlla mënuma cee dugg mais boo ñun mën naa wax ne li waral ba ñu tax ñu fal ko ñu teg ko tey mu doon ñu tegaat ko pour ñu doonaat meeru Benno Bokk Yaakaar bi wax day xalaat naa ne waxtaan nañ ñoo toog waxtaan xëy na nag la mu def ak parteem ma digg yàlla loolu moom mënuma ci dugg parce que man fekkuma seen réunion mais man la ma xam ci Benno Bokk Yaakaar bi man foofu lay waxe mooy que ne parti yi nga xam ne ñoo àndoon ak Benno Bokk Yaakaar bi ñu fal ko ñoo àndaat tegaat ko xëy na même su fekkoon am na fay am nañu génn mais terewul ña nga xam ne ñoo ngànkoon Benno Bokk Yaakaar bi ñoo ñëwaat ngànkaat Benno Bokk Yaakaar bi ñu ne ko yow lañ la teg yow yaay maire yaay doon suñu maire. ñu bàyyi rek nga joxe sa mot final ci émission bi ndax dafa mel ni waxtu bi tënk nañu. vraiment wax dëgg yàlla xanaa ma kontaan ci Savin TV lool macha allah xëy na wax ji gàtt na mais bu fi gënoon gudd mu gën a neex mais yoon yemul si benn vraiment maa ngi leen di sant di leen ñaanal yéen waa Savin TV di leen ñaanal yàlla macha allah yàlla li ca kaw ca kanam ni ko Thian waxee. may nuyu samay waa kër samay doom ñi ma nekk si kër gi vraiment nga xam ne xataluñ ma ci leen sonn lañ ci leen wax dëgg yàlla vraiment maa ngi leen di ñaanal si loolu may ñaanal samay dëkkandoo sama surtout sama quartier bi ma dëkk muy Sange wax dëgg yàlla mooy li ma la wax waxoon naa la ci début bi nee naa la saa yi ma jóge ju jóg saa yi ma leen waxee ne acc ñu acc te gisuñu dara ci man xëy ne aw ma dara mënuma ginnaaw yàlla ñoo mën
maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp may juutal si nuyoo bi suñu waa kër Nafi Sène Nafi nga xam ne sama génn wala la sama xale la saa yi ma gëstoo gis ko sama ginnaaw am boolewuñu su fekkoon ne alal lay xaal si man kon bàyyi woon na ma bu yàgg mais mu ngi jàpp ba léegi bàyyiwu teg naa nuyoo bi ci loxo mu nuyu ma waa Ndafa ñëpp suñu waa kër kër ga ma juddoo yaraw fa sëy fa ba tey lii am nuyu naa ko ma dem ba ka xam la man ñooñu samay njobootu bopp la ndey joon ñoom faatu vraiment démb rek maa ngi doon wax ak ñoom téléphone jël nuyoo ba tekk ci seen loxo ñu tasal ma ci xale yëpp macha allah kenn ku nekk maa ngi koy nuyu su ma limee damay juum mais kenn ku nekk mën naa jël sama nuyoo teg ko ci loxo kenn mu tasal ma ko dem ba juróom nuyu ñoom kuréel bisaan teg nuyoo bi ci loxo mu tasal ma ko kër ga yëpp macha allah bàyyuma kenn waa ka xam bay njàng nuyu leen waa ki ñaabur yëpp zone Safine yëpp nuyu naa leen di nuyu sama responsable de passage Sele Ndiaye jaar na fi sànq maa ko naan waa télé bi ñoo fi ñëwoon sànq ñoo fi ñëw pour ñu waxtaan mu ne ma loolu rafet la macha allah di ko nuyu di nuyu képp ko xam ne responsable nga nekk ki ñaabur sama naataango conseiller maire Adama Seck maire Mareto ak conseiller Mamadou Seck Souley Sène maa ngi leen di nuyu de passage di leen ñaanal jàmm di wax ne yàlla nañu yàlla defal jàmm vraiment di kontaan lool ci Safine TV may ñaanal directeur bi nga xam ne muy Alla Cissé muy doom muy rak di ko ñaanal yàlla fépp foo xam ne bëgg na faa yegg rek yàlla na ko fa yàlla yeggal di ñaanal yaayam jow na Mariama bi nga xam ne mën naa la ne njóoboot gi yëpp mu des ak ñoom macha allah bàjjen la yaay la di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu gudd fan lool mu ànd ak wér ak njobootam yàlla bàyyi ko njobootam bu ñu yóbbu ko màkk ci dëkk yonante bi alayhi salaatu wasalaam du leen nuyu vraiment di kontaan wax dëgg yàlla macha allah di nuyu waa Benno Bokk Yaakaar di wax ne yàlla nañu yàlla may ak ndam bu ñu toogaate changement dina am di nuyu Thierno Diagne suñu maire ñaanal ko yàlla na ko yàlla may toogaat te buñ toogaate xalaat naa lépp bu ñu changé nañ booluwaat jàpp ni ñu def ni ñu ko defee woon ñu defaat ko noonu ca kaw ca kanam macha allah kontaan naa si yéen macha allah kontaan naa lool jaajëfal naa leen li ci dëkk bi ñu àndoon ci tey ak Khady Ndour di conseillère ci mairie bu Sindia nekk tamit AFP ñu koy jaajëfal bu baax ci lu mu accepté suñu invitation toog waxtaan ak ñun dëgg la gaa comme ni mu ko waxee waxtaan bi gàtt na trop waaye nag dafa fekk ni lii duuf ci nag li xajul si ci li loolu moo tax di remercier bu baax sama équipe technique bi di leen jox rendez-vous samedi prochain incha allah ci seen émission li ci dëkk bi ci beneen numéro d'ici là portez-vous bien merci.